ñu dalal sunuy gan ñaar lañu kon di Amy Fall salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. éducatrice spécialisée. Chérif Ndiaye yow yaay manager école au Sénégal di ñoo xam ni fës ngeen fan yi ci joxe ay cours de vacances gratuitement xale duñ fay li tax ñu invité leen mooy examen yi. li ci des bëriwul entrée en sixième ak certificat ni ñu koy faral di waxee jàll na ba noppi waaye bac bi fi lekk semaine la buñ ci jógee dal ci BFM bi dañu gis ni waxtu bu sensible la ci ndongo yi na ànd ak Georges Déthié Diop am yu ñu leen laaj ci taxawaayu ku ne muy jàngalekat yi di ndongo yi ak waajuru ndongo yi ndax ndongo itam léeg-léeg li ñu leen di sëf ak stress bi ñuy ànd ak ci wàccaay examen yi lu ci pexe Amy Fall fi ñu toll nii buñ ne par exemple baccalauréat semaine moo ci des lan lañ war a def ba ndongo bi mën a koo préparer bu baax te du am dara lu koy gàllankoor ci xelam. asalaamaaleykum mbokku auditeurs yi jërëjëf Babacar laaj bi am na solo ndax boo nekkee ci école yi li ngay gën a seetlu mooy xale yi. lañu àttan ci stress ak waajur yi lan lañ leen di teg ca kër ga ba pare mais balaa may commencer damay wax ne xale boo ko organiser balaa examen di jot war nga xam ndax pare na wala parewul xale ca tout tànk bi nga koy préparer ci kër ga préparer ci kër gi mooy balaa ngaa génn xam nga lan la war a def bu demee jàng ba agsi xam nga lan la jàng waaye bàyyi ba examen bi ne jot nga bëgg ko yokkal pression boo xam ne daf koy indil gàllankoor comme li ngay wax dafay daal di diis torop ci moom. lan la waajur yi di faral di def te waruñ ko def. waajur yi dañuy rek méngale xale bi wala mu ne wax ju kàddu yu ñaaw sa morom yi am nañu ki nga dëkkal am na góorgóorlul boo amee ma def la lii di dikk xale bi li nga xam ne tey bu amul yow ci sa jëmu bopp di nga am dana la sonal. xale yi bu fekkee ne ñu ngi examen waajur yi dañ leen war a may tuuti jàmm bàyyi leen tuuti ñu jàng mais ñuy saytu di wax kàddu yu rafet di leen dëfal loolu la waajur war a def dëfal sa doom mettre ko en confiance. Chérif Ndiaye. oui Babacar. jërëjëf si invitation bi maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi di. yaakaar ne liñ fi wax dina jëriñ waajur yi ñuy déglu ak ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk ci classe yi war a def examen ak sénégalais yi waxtaanu tey bi gëm na yaakaar naa ne lu am solo la parce que ni ko Amy waxee pression dafa bëri ci kuy def examen surtout ñi nga xamante ne dañuy def baccalauréat mooy examen bi nga xamante ne boo fa nekkee boo fa tolloo quartier bi ñëpp xam nañ ne da ngay def bac bu fekkee da nga nekk ci classe yu gën a ndaw yi. wala yu gën a kawe waaw loolu rek pression la ñëpp teg la bët. ñi nekk extérieur rek ñu nekk Sénégal ba pare dafa nekk examen bi nga xamante ne dafa bëri coow ñuy jàng ba yegg foofu bëriwuñu parce que c'est presque. à peu près 20% la ñooy yegg ba terminal 13 ans d'études la ça veut dire nit ki bu mu duggee école ba bu muy def terminal bu fekkee reprendrewul benn classe redoublé wul donc day def 13 ans donc ça veut dire parcours la parcours normal ba pare diplôme boobu moo la war a ubbil li ñuy woowee école études supérieures donc pression boobu yëpp mu nekk ci nit ki boole ci ñu nekk ci benn dëkk bi nga xamante ne ñuy am bac ci boo bu ñu tànnee fukki nit ñett ñi ñooy am juróom-ñaar ñi dañuy échouer donc depuis 10 ans loolu moo am et loolu tam beneen pression la buy tegu ci famille bi ci ndongo bi même ci moom ci boppam boole ci nag beneen pression parce que programme bi daanaka du ko jeexal ñu war ko évaluer ci li nga xamante ne mooy programme bi nag dafa bëri dañuy sëf élèves yi. non dafa bëri parce que bu ma jëlee benn matière bu mel ni science physique chimie terminal à peu près 22 chapitres la
22 chapitres dafa bëri te du loolu rek la ñu war a jàng ñoom ça veut dire ñuy def terminal S donc les séries scientifiques boole ba xëy na bëriwuñu parce que c'est à peu près 22% de l'écosystème baccalauréat technique bi ñooñu beneen problème daanaka duñ leen di faral di boole parce que xëy na bëriwuñu parce que pare nañu ils font à peu près 1% même pas 1% donc de l'écosystème. Mais pression boobu yëpp pression bi nga xamante ne njaboot gi da ko koy teg. koñ bi teg ko daanaka environnement bi yëpp di ko teg ki nga xamante ne mooy waajal examen à quelques jours quelques heures des examens naka la ñu war a def pour xale boobu pression boobu du nekkati ci moom. xanaa am ay ondes positives ci kër gi xam nga environnement. bu fekkee ne sell na xale bi fi muy toog bu fekkee ne moom ci boppam positif na. xale bi mooy transposer loolu ci kër gi xale bi mooy dalal déjà ay xelu waajuram moo ko naan pare naa mais daf ko koy wan mu teggeeku ci ay waajuram mu teggeeku ci koñ bi te nañu bàyyi xel ne stress day dem ba nekk góom stress day dem ba nekk pathologie donc li gën mooy xale bi préparé pour examen moom ci jëmu boppam mu wane ne pare na ndax buñ gisee ne stressé na waajur yi dañ koy gën a dal dañuy gën a wax loo xam ne dafa négatif dañ ko naan jàng guddee nga foo nekkoon bul ma rus xam nga yenn wax yi bu fekkee ne dafay. wala looy def di xoolee ni demal jàng exactement. donc dañuy jógal ci kanamu télé bi jógal ci kanam waaw télé baa ñuy rey téléphone yaa ñuy rey. donc dañuy après dinañ ci ñëwaat xale bi ci boppam moo war a am bagaasu rafetal. mais bu ko xale bi deful ndax yenn saay xale bi peut-être charge la nekk ci moom te bëgg am lu baax moo tax muy gën di mettre le paquet comme ni ñu koy waxee. waajur yi lan la ñu war a def. ok bon damay ñëw ci wax boobu parce que ñuy def souvent terminal bu fekkee classe boobu. ba léegi ay adolescents la ñu parce que dañuy léegi xale yi dañuy teel a dugg école ay waxambaane voilà dañuy teel a dugg école rawatina nag ñi nga xamante ne xëy na BFM la ñuy nekk donc déjà waxambaane nga bëgg ko teg yenn pression yi comme lu mu wax léegi góom la mu màggaaleeg moom du baax du baax léegi ñun lu ñuy def mooy dañ leen di tàggat avant examen yi parce que examen dafa mel ni compétition la actuellement donc dafa am daanaka benn pourcentage bi nga xamante ne état bi mënul passer genre taux de réussite yooyu lu tax mooy daara yu mag yi concours la finalement concours la daara yu mag yi amuñu capacité absorber récupérer élèves yi nga xamante ne ñoo nekk terminal yépp boo xoolee ñi nekk ci ñiy fay ça veut dire école publique bi ak privé bi plutôt ak public bi li nga xamante ne état bi moo koy jël en charge amuñu capacité plus de 40 000 xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof nouveau bachelier voilà et loolu boo xoolee ren en classe de terminale on a plus de 100 000 candidats donc nga war ci jël 40 000 day xaw a voilà donc day xaw a déséquilibré tuuti. donc mais est-ce que cette explication tient parce que comme examen lañ nekk boo amee moyenne amul lii laa soxla lee laa soxla wut. normalement mais boo en fait examen la. normalement moyenne la. mais ñun c'est suñu jàngat bu ndaw. mooy depuis 10 ans fukki at yi ñu génn Sénégal boo analyser résultat bac yi bu ci gën a baax c'est 39%. et mu ngi gën a wàññeeku daaw on était à 32%. nga boole ci lu ñuy woowee ci nasaraan dividende démographique mooy école yi dañuy gën a néew daanaka mu gën a surpeuplé parce que classe yi moyenne bi mooy 60 élèves à peu près par classe man parent bi enseignant bi duma am jot xool ku nekk ndax mokkal nga lim la joxoon léegi nag moo tax par rapport à en fait si question bi nga njëkk laaj ma ne leen ñun dañ leen di préparer mooy examen buy waaj a jot weer en fait balaa bu desee weer dañuy regrouper daanaka élèves yi ñiy bokk série ak ay matières spécifiques
ak ay professeurs yi nga xamante ne yaakaar nañ ne ñii bokk nañu si ñu gën a xarañ si localité bu ñu nekk noonu ñu ne leen ñun kat week-end bi ñu génn ni damay jël benn exemple si camp militaire Yëmbal lañ leen dajale ñu ngi woon à peu près 1500 élèves ñoom ñëpp terminal S la ñuy def ñu regroupé leen boole woo à peu près une trentaine de professeurs donc ku si nekk ak sa spécialité matinée bi ça veut dire si suba gi dañuy ñëw def cours présentiel ku nekk jël benn chapitre clé chapitre bi nga xamante ne bu am solo la si année bi léegi bu ñu demee ba ngoon gi élève bi nga xam ne yow kat chapitre bi da nga si am problème da ngeen di regroupé wu yéen ñi am par exemple problème sur les fonctions exponentielles dama jël benn exemple ngeen dajale professeur bi nga xamante ne moo joxe cours si chapitre boobu noonu daf siy ñëwaat jël leen de manière individuelle expliquer leen kii bi ba nga xamante ne dina mokk si yéen ku ne mu gàgganti la waaye Ami Fall dañu seetlu ni itam élèves yi dafa mel ni ñoom it dañuy traîner njàng mi ba examen bi di waaj a jot des 1 mois ñu commencé accélérer bëgg a réviser ndoo guddeeg bëccëg est-ce que loolu tam taxawaay bu baax la est-ce que loolu baax na ci kuy dem examen ñu ne des na weer mbaa ñaari semaine mbaa ñetti semaine nga bëgg nag li nga sàgganee woon ci année bi yëpp nga bëgg koo dabu mooy fi ma tàmbalee rek xale boo ko organisé wul daf lay indil problème indil boppam problème ndax révision lañ wax waxuñu jàng dootul jàng te dootul dab li nga xam ne raté na ko donc ñoom ci seen jëmu bopp ñoo waroon rek góorgóorlu nekk classe heure classe jàng am yu ñuy laajte am synthèse yu ñu mën a def ak professeurs yi bu dee kër ga itam mooy li ma wax rek environnement bi permettre na leen ñu réviser heure bii ba heure nangam duñu sonn loo gis rek Babacar loo gis rek ca njëlbeen la man mënuma concevoir nga xaar ba à 1 mois de l'examen wala à 2 semaines nga ne yaa ngi ubbi kaye waxatuñu waxu ubbi kaye synthèse lañu wax la nga mokkaluloon nga seet ki ko mën wala nga seet ñiy jàng di def ay révision nga dem door a mën a àggali wala nga nekk ak ñi nga xam ne mën nañ la dimbali. kon ci wàllu woowu li ngeen di gën di ñaax élèves yi. moo di ñoom ci seen wàllu bopp bu ñu demee ba examen yi jege ñoom ñu jàppalante ku ne fi nga xamante ne xëy na fooroo fa keneen ki jàppale la woo. exactement parce que révision dafa am yoon xanaa. effectivement révision dafa am yoon mais ñi nekk ci établissement yi ñooy programmer ñooy xam ban période la bu fekkee ne maanaam prof bi ci boppam jotu la àggali wala xam na ne élèves yi parewuñu ndax moyenne yi mu am par exemple ci classe bi doyu ko xale yi amatuñu sax yenn confiance yi ndax ñu ngi naan prof bi parewul wala cours bi dafa gaawoon wala monsieur lii mokkaluma ko prof yi ci seen bopp ñooy jàppale élèves yi ñu organiser par groupe léegi ku ci nekk nag ak sa matière donc am na camp de révision yoo xam ne ñu ngi am à travers dëkk bi comme li Chérif wax képp ku ci nekk war nga mën a xam fan nga toll balaa examen bi di jot muy bac bi di BFEM bi mais waajur yi ci seen jëmu bopp man waajur yi ñoo tax may wax parce que ñoom lay gën a defanteel waajur yi ci seen jëmu bopp war nañ xam seen doom fan la ñu toll bañ leen teg pression. waajur yi tamit foog ñu taxaw ci tuuti ndax li nga xam ni moom mooy beneen pexe bi mooy di jox xale yi ñuy takkaka naan ak di jël big naan dañ ko yóbbu ci diw mu ñaan ci tëf wala boo demee bul nuyoo. wala bul nuyu est-ce que xarfa xuufa yi ñuy teg ci loosu élèves yi war a def examen itam lu baax la. Babacar lan la ñuy gëmloo xale yi manque de confiance baaxul lan la ñuy gëmloo xale yi boo takkul lii doo am. bu ëllëgee xale bi fu mu jëm bu amul yow ci sa jëm bopp nga def ci sa dépense nga gëmloo ko ne boo takkee di nga am bu amul fan nga jëm yow manque de confiance baaxul ci xale buy def examen nañu bàyyi xale yi ñu jàng à leur rythme d'abord bàyyi big yi ñuy yóbbu naan dañ ciy ñaan big balaa ngay ñaan ci big nga ñaanal sa bopp big magique man école magique sax moo ma ko gënal mu war la ne fi nga dugal sa xale dana fa jëlee ndam bu ñu teg xale yi genre pression boobu parce que du leen jëriñ dara. Chérif ci loolu man li ma bëgg a wax si loolu mooy man en tant que waajur
loolu su ma ko defee mooy wóoluwuma sama doom non wóoluwuma sama doom et ku war a njëkk wóolu doomam mooy waajur parce que bu fekkee da nga ko tàggat ni mu waree nga teg ko nga koy suivre ba mu toll parce que élève mën na jàng ba mokkal sax nga dugal ca loola mu perturbé wu li mu mokkal yàqu waaw mu perturbé wu déjà won nga ko ne lii mooy tax nga am bac wala nga am BFEM bu fekkee loolu yóbbuwu ko mu fàtte ko supposons mu fàtte ko donc xel bi day jaxasoo. bu Babacar bu big bi paanee xale bi lu muy def day abu big. waaw big de day càng. mu ngoog. donc loolu nañu en fait loolu mayewul nit réussir. comme ni mu ko waxee sànq. ça veut dire examen dafa nekk li nga xamante ne mooy lu mujj si cursus. donc doo commencer rek ñu ne la ngay def examen c'est-à-dire dañ lay tàggat préparation boobu mu ngi mel ni équipe nationale. bu fekkee doo entraîné wu nu mu waree mënuñu la dugal ci terrain. ak sëriñ boo mënti am. ça veut dire bu ñu la dugalee doo xam ne ñu dooree bal. donc bu fekkee yow yàggoo entraîné mënoo bokk ci ñuy dem jongante. donc jongante dañ koy préparer examen itam dañ koy préparer ñi nga xamante ne ñoom nga dëkkal ñoom ñoo njëkk am confiance ci yow balaa askan bi di am confiance ci yow léegi yow yaa war a joxe confiance boobu noonu wonel sa waa kër ak say waajur nekk pare nga li tax ñu lay yóbbu école xam nga ko lu tax ngay dem école it xam nga ko parce que yow loolu mooy sa liggéey jàng mooy sa liggéey donc école bu ubbee jàng nga war a def bu tëjee it noppalu nga war a def. ci wàllu boobu parce que ni élève bi ci boppam bés ba dafa war a nekk en forme te xam nañ ne am na yenn matières yi nga xamante ne li ci fës moo di des matières à caractère aléatoire examen yi itam yenn saay ça tient à lu ndaw mën ngaa xarañ ci année bi yëpp xëy na yeewu am ni nga yeewoo doo am forme loolee nan la ñu war a préparer gone gi wala gone gi ci boppam aussi nan la war a préparer boppam ba bu demee jour ba nekk forme bi nga xamante ne dan tax mu def li war. Oui, donc dafa am préparation psychologique. Ça veut dire nit ki warul dem examen ak pression. booy def examen des fois da ngay ñëw buñ la joxee sujet bi nga ne tey de maas nañ ma wala laal nañ ma mu am benn euphorie bu muy def ci yow c'est-à-dire euphorie boobu noonu mën na la perturber ba nga xamante ne yow li nga waroon tari doo ko def parce que dañu nekk système bi nga xamante ne professeurs yi dañuy bëgg nga delloo leen ñoom liñ la jox. est-ce que loolu baax na ay rendez-moi mes mots. loolu jox nit examen ne ko li ma la waxoon ca kaye ba moom nga bëgg a tari. est-ce que duñ bàyyi élèves yi ñuy tamit génnee seen xaltu luñ leen jàngalu sax ñu indi ko tontu ci laaj yi ñu leen di laaj. loolu est-ce que loolu gënul. moo tax révision baax. moo tax ñi xarañ xam bac sujet bac yi. mais loo réviser. dañ la koy jàngal prof bi di la laaj mes mots. naan la li ma la jàngal ci kay bi ngay tari. loolu ci école bi la est-ce que tari warta jeex fii tam. non tari dafa war a jeex pour man il faut respecter l'esprit. ça veut dire yoon bi ak nit ki recherche yu muy def ba génne ko parce que xam-xam dafa yaatu. boo xoolee dafa am jàngalekat yoo xam dañoo fiir bu ñu gisee élève bu dem. sàkku leneen feneen du leen neex loolu tamit xëy na war lañ ci taxawaat. waaw élève dafa am créativité boppam. parce que day saytu boppam day saytu. surtout léegi dafa gën a yomb. dafa yomb internet baa ngi fi bu fekkee ne am na loo xam ne moom ci boppam jàngu ko mën na ko uti. 1 minute déedéet sax 30 secondes moo ñu desee. examen bac bi ñuy waajal 2018 gis nañ bu 2017 bi ni mu jaxasoog fraude yi ñu ci doon wax ay sujets yu senn. est-ce que loolu du indi tuuti lu muy def ci confiance ak wóolu bi ak ñi war a def bac bi war a wóolu bac beeg organisation bi ren. waaw loolu gëm naa ne ren bu fekkee sax fuite dina am waaye du mel ni at yi ñu weesu ndaxte am na changement yi nga xamante ne au niveau de l'office du bac gars yi jël nañ ko bac dafa nekk examen bu spécial parce que enseignement supérieur moo koy organiser mais pour ñu nekk lycée la donc dafa am conflit déjà si au niveau de l'organisation mais yaakaar naa ne voilà na élèves yi dem bu ñu xalaat ay fuite ak yooyu donc nañu dem wóolu seen bopp daf leen di candidat yi wóolu seen bopp nañ wóolu seen bopp jërëjëf Amy Fall am gëm-gëm Amy Fall ak Chérif Ndiaye di ñoo xam ne seen xamam daa màcc ci wàllu njàngalin